maa ngi leen di nuyu yéen mbokku internet ci 5 TV ñu dellu si waat rek si seen rubrique décortique soxal série bi di Virginie nekk série buy dawle mardi jeudi ak samedi ci TFM du ñu def dara rek lu ñu tàmbaliwaat li nga xamante ne rek day am yenn analyse yoo xamante ne dañ koy def rek partagé woon ko ak yéen ñi donte sax yéen ñu ko gën a comprendre ak lépp loo xam ne rek da ciy daw ñu dooree ko nag épisode bi daw démb ci mardi bi luñ ci gis rek mooy maanaam jalousie guerre des clans ak curiosité ñu jàpp di laajte ne que va faire Cathy avec les photos de Ginny soit da koy publier wala da koy def ay menaces loolu yëpp dina feeñ dina leer ci jeudi bi mu nekk série boo xamante ne tamit amaat nañ ci luñ ci jàngat ginnaaw bi nga xamante ne ba Ginny organisé dîner bi ba tey jii ki di Cathy amatul jàmm ndax day xeexal avec un élément boo xamante ne sax moom yëgu ko lijjantiwu ko loolu tamit lu metti la ngay xeex ak ki nga xamante ne sax yëgul ne yow yaa ngi dund mais yow daal sa présence moo koy gêné ba tax na yow da ngay def tous les plans ngir rek mun koo éliminer waaye nag bu mu fàtte nag ne Ginny dafa am ay nit am ñoo xamante ne tamit dañ ko bëgg rek te yàlla rek tax bari na ci école ba quant à Cathy nag ñu bëri ñu ko topp bëgguñu ko mais c'est parce que dañ koo ragal surtout xaritam ñi nga xamante ne moom lay àndal ku mel ni xës tey ji wax na wax joo xamante ne góor dëgg loolu lay wax def na loo xamante ne tey ji ana lan lay xaar bu fekkente ne Ginny ku koo xamante ne tamit dafa soxor day fiyu rek woo papam comme papam général la ñu def kon Cathy dina regretté waa moom jàpp na ni moom Cathy lépp lu mu def rek du ci amee ay conséquences mun na ko assumer waaye nag am na loo xamante ne yenn yi boo koy def di nga ko dina neex lool waaye nag bu rëccu amee di nga xam noo koy dundee Maïcha nag nekk koo xamante ne mooy genre xarit yooyu nga xamante ne duñ la mës a génnee ci li nga xamante ne mooy lëndëm dañ lay gën a dugal di la wax loo xamante ne vraiment amul di la jay daal mooy Maïcha contrairement à Fatel moom au moins moom wax na ko dëgg moom ak xës wax nañ ko ne li nga def bu fekkente ne da nga ko def ngir méttital ko loolu du la amal benn njëriñ parce que affaire yooyu noonu ñu expliqué wante ñoom ñaar waaye Maïcha nag tey jii dafa taxaw teem ragal boo xamante ne Cathy buy sotti ndox ci kawam sax du wax dëgg te donte xam na ne lu muy wax du dëgg mais du ko si génnee daf koy gën a xam ñu gis tamit beneen séquence bi nga xamante ne dafa tombeel anniversaire u grande sœur ki nga xam ne mooy magu Ginny bi ñu gis nag ki nga xam ne mooy Kiné moom moo fa àndaloon ak moom ak beneen xale bu góor bi ñu jàngat ñu gis ko rek ba ñu daajee plate bi aussi mu daal di yëkkati li mel ni ginaar bi yëpp daal di ko jël te loole sax dañ naan gan du yeewi bay ak nit loo xiif yi boo demee kër jàmbur dafa am ni nga war a lekkee donte sax yow dañ lay tooñe da nga bëgg a lekk waaye nag dafa mel ni lii la xaritam bi xamoon loolee tax sax mu tere woon ko mu dem ci dîner ki nga xam ne mooy Cathy ndax bu fa demoon di def lii dina ko toroxal foofee jamono ji nag Cathy ndax waroon na tey ji xalaatam waroon na ko may mu daal di boole nit ak Ginny rien que pour ñu récupérer téléphone am ngir mu gis li nga xamante ne ay photo mais soit mu gis fa yoo xamante du ñaaw la publier ko ci réseaux sociaux yi te loolu sax daanaka am na fii ci réew mi ñu bëri dañ lay mere def la noonu te yow yëgoo ti ñëw vraiment xalaatoo leen sa yëgoo leen mais dañuy bëgg am rek say image yoo xam ne c'est un peu bizarre ñu jël ko daal di ko posté ci réseaux sociaux yi ngir rek moom mu am yow nga am defet nit ñi di la xas di la wax leneen yaakaar naa ne àdduna toll na foo xamante ne lu waaye di def rek boppam te boo yéene nit ki lu bon te kooku yéenewu la ko aussi toujours rek yaay nekk di daw ci gannaawam saa yu ko gisee rek sa xol day tàng Cathy nag loolu moo koy dal ba ji ñëwee ba tey ji nangu ko may fii xal xol ci école bi teg na ko bët yaakaar na ne tey ji bu ko may kanam ñu kaf foo agressé ak jàmm day jël li nga xamante ne loolu amoon au contraire tey ji bu ànd na moom nu juboo nu nekk ay xariti jàng normalement mais lu mu war a am daf koy am li ko yàlla may daf koy am Ginny aussi li nga xam ne loolu la ko yàlla may moom lay am mais àdduna bi loolu rek moo fi am nit da nga koy soxoree pexe bu ne nga def ko ngir mun ko daaneel lu ne di nga ko def te loolu la ñuy gis ci réseaux sociaux yi da ngay gis nga xuloog nit ñi boole ko ak nit mu dem xaritoog moom pour rek xam secret xam viom xam léppam bu ko kooku xamee mu minanteeg moom rek vraiment jël ay photo wala quelque chose ay wax nga def ko audio WhatsApp kon nañu bàyyi xel ci yenn yi booy xeex ak nit koo xamante ne xeexul ak moom yàlla dalay àtte yéen ñaar Cathy nag ñu ngi seetaan ba xam nag li nga xamante ne mooy
photo Djily yi muy jël soit daf koy publier wala daf koy def ni neneen wala daf ko koy centraliser te lu mu ci mën a am rek moom kat yi mooy payer les pots cassés parce que ki nga xamante ne mooy Virginie tout ou tard dina xam ne lii nii kat yi moom moo ko def te su boobaa dina am gàcce mieux vaut mu nekk si lu mu nekk bàyyi Djily mu dund li muy dund parce que Djily lijjantiwu ko yëgu ko mais depuis son arrivée à l'école donc la fille ne se porte plus bien day yaakaar ne daal vraiment kii di Djily dafa ñëw ngir récupérer li nga xam ne loolu la amoon ci école ba xarit nag baax na tàmm naa ci xarit bi lay wax dëgg xarit bi nga xamante ne boo defee naka sudu noonu mu corriger la rectifier la teg la ci yoon bu baax waaye nag xarit boo xamante ne booy def lu la neex ak looy def lu bon yépp daf lay gën a siixal di la gën a digal ci biir ndox mi di la jéel a génne boobee xarit jar nañ ko moytu te mooy nekk ki nga xam ne mooy Maïcha parce que dafa xam lépp li kat yi di def waaye nag xam na ne lu muy def di yoon waaye comme daf ko ragal te gis na ne ci këram lañ nekk ñoom ñëpp nag ragal nañ ko def yenn pour mu génn leen kon nag toujours dañ naan nit ku la ëpp alal rek tey jii yenn ñemewoo ko sañ wax parce que boo ko waxee mu génn la wala mu def la loo xamante ne doo ko rëccu kon nag supériorité boobu noonu moo am ci série bi ci côté xarit ñi nga xamante ne ñooy kat yi concernant Djily gis ngeen ko jëkkëru magam jox na ko li nga xam ne mooy oto et man je disais que bu doon grande sœur am sax bu mu ko bàyyi jox oto bi ndax bu commencé dawal oto bi aussi mun na am dara leneen loo xamante ne nekkutoon habitude am sax dana fekk ci wala beneen agression fekk ko ci su ma sa ñëwoon wala bu doon ay seetlu on verra l'épisode bi di ñëw Djily mu bàyyi oto bi foofu ci kër ga n'empêche que mu continuer di jël la route di jàngi di wàcc parce que loolu daf koy jàngal lu bari ci àdduna le fait que muy dox di jóge école di ñibbisi di romb nit ñi di gis yenn yi nga xamante ne boo nekkee ci oto doo ko gis loolu daf koy gën a yee ci àdduna loolu nag mooy firnde que ne nit tànk génnoo dox munoo xam lan mooy xel ci réew mi te yërmande bi mu am yar ak teggin bi bu mu am bés bu mu amee oto mun na am loolu sax da koy xaw a perdre mu nekk ay valeurs yoo xamante ne nit ku ne rek war nga ko doonte sax jox nañ ko te yelloo na ko en tout cas épisode bi nag luñ ci gën a mën a seetu rek mooy jalousie guerre des clans entre ki nga xam ne mooy kat yi ak Djily waaye tamit curiosité bi nga xam ne kat yi am na ko ba tax mu daal di wax ay nit ñu dem jël téléphone am luñ ci wax yéen internet yi dañ leen di laaj rek ndax kat yi lan lay doyee photo yooyu noonu nga xam ne moom la fekk ci téléphone bu Virginie et soit daf koy posté Facebook wala daf ko chantage ak moom réponse bi nag yéen ko am di ngeen ko xam ci épisode bi war a daw jeudi incha allah ma leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di nu ma tay nag di leen wax ne nekkuñu fi di yeddi kenn nekkuñu fi aussi di jàngal nit àdduna dañuy def juste des constats analyse yoo xamante ne rek yéen ñëpp mun ngeen ko defandoo ñu partage ko ñu ñëpp mu nekk série boo xamante ne vraiment daf ñuy jàngal la vie de l'école di ñu jàngal aussi société bi mais di ñu jàngal aussi haine bi am entre les jeunes filles entre les copines ñàkk a wax dëgg bi am diggante xarit yi tout le temps loolu dañ koy dund ma leen di jaajëfal encore une fois di leen wax ngeen daal di abonné ci chaîne bi di 5 TV jërë ngeen jëf